Ça, c'est Youssou Ndour. mbokk yi asalaamaaleykum ñi ngi rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili bisimila ci xibaar yi la ca gën a fes ca dooleel ak demaat ay diwaan la yu nekk ca département bu Podor boo saagoonul nag lu toll ci ñaar fukk ak ñetti dëkk danañ raaf li ko waral mooy benn projet bu jëm rek ci agro industrie bu groupe Afrique Partner bëgg faa sos loolu nag tax na askan wa ànd ceeg jaaxle signé na pétition boo xamante ni lu ëpp ñaari junni ak juróomi téeméeri doomu aadama signé nañ ko rek jëbal ko kilifa yi su ko defee ñu mën a dellu ginnaaw ci boobee projet ni su ko deful fitna mën a yeewu ci boobee diwaan ba tax na sax njiital conseil d'administration bu ENDA Tiers Monde mi ngi sàkku rek ci groupe Afrique Partner mu bañ a def forcing maanaam jiital doole wante waxtaan ak askan wi su ko defee juboo mën a am seen biir balaa lambay di ñaaw beneen askan a ngi nii wu ànd ak jaaxle ba tax ñu génn ci mbedd yi daal di koy mitlu muy ñu nekk ca Njaay Mbere diwaan la bu nekk ca Ndar foofa nag ay camion ñoom ñooy fay faat ay nit ndax vitesse yu bari ni daw bi ci mujj mooy gone goo xamante ni fukki at la am ñu faat ko démb loolu nag bëgg nañ rek ñu dafa leen ni doo daan wax ak dawalkat yi su ko defee ñu mën a def ndànk bañ di faat doomu aadama ya fa nekk tey samedi suñ reportage politique ñi ngi ko jagle rek pexe yi nga xamante ni jege ñaa lay Khalifa Sall ñi ngi ko nas ngir ñu génne ko ci kaso bi dinañ ko càmbar ci biir xibaar yi bu dee nag wàllu culture Alain Gomis moom mi ngi wéy rek di am succès rawatina filmam bi naan félicité ginnaaw rek ba mu amee ndam lu am solo di étalon d'or bu Yenenga ca FESPACO ak tamit ca Khouriba ak Berlinda bi film ñu ngi ko sélectionné rek mu war a bokk it ca Oscar moom réalisateur sénégalais bi dina ñëw ci biir xibaar yi ngir wax ñu lan mooy secret bu ngeen taaxirloo ñu yaatal xibaar yi. mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar ñi ngi rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média ni leen ko waxee nag mbiram suuf moom la ñuy wax rek ndax ñaari diwaan ak nii di dooleel ak demet nekk ca département bu Podor foofa nag lu toll ci ñaar fukk ak ñetti dëkk ca fanweer ya daanaka ñoom ñoo jaaxle ba tax ñu daje woon tey ci suba ngir rek daal di artu entreprise bi di Afrique Partner nga xamante ni projet agro industrie la bëgg a amal foofa ca diwaan bi loolu nag nee nañ su sottee daanaka dëkk ba moom day raaf ci carte bu Sénégal ba tax na ne signé nañ ab pétition boo xamante ni ñaari junne juróomi téeméer ci doomu aadama signé nañ ko jébal ko kilifa yi ngir rek ñu mën a wax ak boobee entreprise mu dellu ci ginnaaw ñu ànd ceeg Cheikh Tidiane Dione ak Mohamed Dieng. Afrique Partners moom li mu bëgg mooy lu toll ci 10 000 hectares foofee ca Dodel mu nekk benn projet boo xam dañ ko fa bëgg a samp projet bu nu mel mu war a teggi lu toll ci ñaar fukk ak ñett ci ay village yu nekk foofee ca localité bi lu ni mel askan wi ne ñoom duñ ko nangu. boo déggee ni slogan yi génn mooy nañu am sunu souveraineté wala sunu sécurité wala sunu autosuffisance alimentaire wala ngay dégg ni Sénégal moo war a béy lu muy dunde te muy dëgg te moo war a am wala ñuy wax émergence te foofu lu ñu mën a jaar pour mën a émerger léegi nag bu ñu bàyyiwul di daggate ay milliers d'hectares yaakaar ni yeneen société yoo xamante ni wutum xaalis moo leen di bàyyi ko ñoom ñoo nar a fexe ba Sénégal émerger du ñoo juum.
conseil municipal bi moom amul prérogative daal di joxe surface bu ni toll suñ sukkandikoo nag ci kàddu ki nga xam ne moom mooy maître Assane Dioma Ndiaye moom dafa gis ne sax procédure bi ñu waroon suivre ñii di waa mairie ba dañ ko rate. non seulement loi bi mayu ko mais xam nga booy def contrôle ndaw état bi mooy autorité déconcentrée bu commune bi joxe defee délibération moo war a vérifier dafa am ñaari obligation contrôle de légalité mooy li ma wax ndax mënoon na koy joxe mais ñaareel bi mooy contrôle d'opportunité mais mooy fi nga xam ne fa la seen i case nekk fa la ñu dëkk mooy fi nga xam ne fa la ñu war a béyee li ñuy suturloo fa la fi ñuy sàmmee seen i nag fa la nekk. loolu boo ko jëlee yëpp jox ko société boo xam ne li ko tax a jóg ñëwul pour dimbale nit ñi dafa ñëw pour wut alal parce que multinational li ko tax a jóg du dimbale population day ñëw. daa di investir yaakaar ne investissement boobu muy def dina jur dara te alal jooju muy jur da koy yóbbu bitim réew du ko bàyyi Sénégal. juróom benn fan ci weeru juillet mbooloo mu takku ñoom signé nañ am benn pétition boo xam nañ ko jot a jébbal ñi nga xam ne nag ñoom ñoo autorité ngir woon ko rek ne ko d'accord ñu benn yoon ci projet bu ni mel. béy fi ñu doon sàmm fi ñu doon dikk fi ñu doon suul suñuy néew yi loolu nag xëju fa jël suuf boole ak suufu demet ñu jox ko partenariat loolu la ñu bañ ñun nag tey fi ñu nekk nii sunu diggante yëpp yàqu na. ci ndaje moom lañ des ba léegi soxna Mariam Sow mi ngeen gis di présidente conseil d'administration bu ENDA Tiers Monde moom nee na projet boobu mënut a jural benn ngëneel askan wi te tamit xaaju milliard bi ñu diggoowee askan ab expropriation kese la li muy sàkku nag ci waa Afrique Pat nañu mën a def forcing ñu déglu ko ba léegi ci micro sunu ay reporter. loolu dafa warul du tey du stade football moo soxal waa Dodel du matériel échographique moo soxal waa Dodel du fourniture scolaire moo soxal waa Dodel ñaata cadre ñaata intellectuel ñoo génn tey ci île à Morphil depuis presque les indépendances à nos jours mais ñooñu kenn distribué wu leen fourniture seeni waajur ñooy jaay seeni béy ak seeni ganaar ak seeni nag ñu jàng ba ak si fii le grand Cheikh Hamidou Kane et de l'île à Morphil et plus d'autres donc je crois que loolu mënul justifier yóbbu 10 000 hectares ci loxoy béykat donc lu ñuy wax tey mooy du ñuy interpeller président de la république du ñuy interpeller gouvernement ak ñi nga xamante ni tamit du ñuy wuyoo responsable au niveau de ce département là nañu delloo ci waat seen xel gënan koo naccal surtout encore ñu bañ a fàtte ku ñu ngi woon ci réforme foncière liggéey nañu document de politique foncière ba jébbal ko état bi tey bu document boobu sotti woon ñu valider ko juridiquement balaa ni dugg foofu bu ñu toppee lu ñu leen digaloon moo di ko mu waxtaan ak population bi ñu analyser projet bi bu nit ñi gisee seen bopp ci projet bi rek du ñuy nangu. ñu des ba léegi ci région bu Saint-Louis dem ca commune bu Jama foofu nag diwaan bi naan Ndiaye Mbéré askan wa ñoo génnoon ca tali bi baara ko la leen métti mooy camion yooyu xel yéen i daw vitesse yu bëri la ba tax na sax démb faat nañ ci gone goo xamante ni toll na ci fukki at ci ñaari fan ñaari doomu adama ñàkk ci seen bakkan leen métti ñu wax ko suñ correspondant ci région bu Saint-Louis di Ousseynou Diop ak Habib Seck. ñun dañu sonn ñun suñu doom yi jeex nañu taxali bi oto yi fararal guddi fararal bëccëg ñun mag du génn xal du génn dalal traversé bis bu ne ku génn de dëkk bi jeex na tàkk barke déew lañu fi tel xale ma nga ne tey ji ñu def xale bi jëf ju ñaaw ji mu day géey ba sonn ak wàccam ñun doo daan nañu sonn dimbali leen ñu may ñu doo daanu si njaay gii doo daanu si njaay sonn nañu jeexal nañu tàkk dimbali leen ñu ngir yàlla ñun waa Ndiaye Mbéré ak waa ci ñu tàggañ ñun fii suñu xale yaa ngi jeex télé bi amul doo daan bi mooy énième choc ëpp na 10 choc li ñu fi constaté chaque fois ñuy dig di ñu nax mel ni yor suñu xale yu ndaw ñun nag li ñu bëgg mooy ñu jox ñu ay doo daan xale boo xam ne amul 10 ans nga fil ko xale boo xam ne xamul dara nga fil ko yow nga dugg si dëkk di daw 140 à l'heure chaque fois ñu jàpp ñun dañu jàppe comme ñu jàppe ñoo xam ne xamuñu dara ñun loolu suñu problème chaque fois préfet dañuy wax du nga gis bi mooy énième choc loolu moo ñu naqari tey nag li ñuy ñaan mooy bëgg nañ doo daan immédiat lañ bëgguñu sax délai may ma ñëw may ñun loolu sonn nañ dañuy ñaan nag fekkee amul daañu gisaat.
ñii moom ña ngay liggéey ci entreprise yi samp ci zone franche industrielle loi bi nga xamante ni nag moom moo tëraloon statut zone franche industrielle léegi tey mu daal di jeex bu jeexee nag ay gàllankoor leen jural ndax exonération yi leen doon defal rek ci mbiri TVA ak yu ni mel dootul amati loolu nag ñu tiit ci seen ak ëllëg ba tax na ñu ci yoon ñaxtu ngir kilifa yi gën leen a dégg ñu déglu kenn ci ñoom yore seen kàddu di Maodo Malick Guèye ci micro suñ correspondant ci Rufisque di Ousseynou Thiam ak Bira Diagne. li war gouvernement Sénégal mooy mu prolonger ko parce que ay doomam ñoo fi nekk di liggéey wala mu utal ñu feneen fu mu ñu casé mais fi mu ne loi boobu jeex na état du Sénégal defaluñu dara ñu ngi leen di topp di leen laaj mënuñ ñu wax dara lu leer ñu mun a continuer suñu liggéey mais depuis lors Amadou Ba moo teg tànkam ci affaire bi nanguwu ko signé loolu moo ñu jaaxal pourquoi. ñu wax lan la bu fekkee dafa bëgg a tëj entreprise yi. mu am fitu taxaw ci Sénégal yëpp ne leen entreprise zone franche industrielle dama koy tëj ñu xam ne da koy tëj suñu 40 conteneurs moo nekk ci port bi mënuñ ko jot parce que lu tax nee nañ fay droit de douane yi ba pare fay TVA doog a génnee matière première bi loolu kenn mus koo gis TVA kenn du ko fay ci matière première à presque 16000 moo ko mën a wax parce que am na au moins 6000 yi nekk ci atelier yi ak ñoo xam ne indirectement la ñu liggéey ak ñun. xam ngeen ni secrétaire général bu francophonie di Michaël Jean mi ngi amal tukki nemeeku fii ci Sénégal barki démb ba léegi tey ji suba nag université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom ñoo ko def li naan docteur honoris causa di ndomba tànk goo xamante ni moom soxna si rafetlu na ko buñ sukkandikoo ci recteur bu UCAD di Ibrahima Thioub ndaw si li mu def rek ci àdduna bi moom moo tax ñu sargalee ko nu ni mel moom soxna si nag ci discours am bàyyiloo na xel bu baax li naan immigration maanaam doxandéem yi nga xamante ni dañuy jóge seen i réew rawatina ci Afrique ak yeneen réew yoo xamante ne amun doole ngir dem bitim réew jafe-jafe fa jànkonteeg moom daal sol na robu avocat ngir défendre leen ba tax na sax dënn yoo xawoon faa jóg ba moom soxna si mu craqué ndax it dafa bàyyeeko rek ci mbiram immigration ñu ànd ceek Moussa Ngom ak Modou Diop. ab Michel Jean bu kontaan loolu tey jii ñu ko doon tappal gradu docteur honoris causa ab raaya buy sargal jaar-jaar ak jëfu soxna si doon secrétaire général bu francophonie. dañu koy jagleel ñi nga xam ne ñi defal nañ àddina bi defal nañ Afrique defal nañ Sénégal lu am solo lu rëy lu yéeme. ndomba tànk boobu takkal nañ ko fi ñeneen ñoo xam ne ñii bu ma leen limee dina leen won gëdd gi mu am takkal nañu ko roi du Maroc buuru Maroc Hassan II takkal nañu ko Federico Mayor bi nga xam ne moo doon jiite UNESCO takkal nañu ko Nelson Mandela fii ci biir université bi. mu amal ab discours bu xaw a tiis yenn saay moom mi gàddaayoon réewam ci ay jamono ndax noote ga fa amoon jagleel waxtaanam ci ñii di woy dawli yi. L'esclavage est toujours et encore une réalité. Parce que le trafic d'êtres humains est encore une réalité. esclavage mën nañ ne ba léegi mu ngi am xëy na nag ni ñu koy defee moo wuute ndax léegi gis nañ ay nit ñoo xamante ne dañuy yóbbu nit ñi ci dugal di leen jaarloo ci ndox mi ay bakkan yu bari di ci rot ñuy gis na nag li sabab loolu rek moom mooy ndóol gi ñàkk pexe mi ak ñi nga xamante tamit dañuy dund lu taratar loolu moom moo nekk ci àdduna bi. Et du désenchantement, des situations de sous-développement intenables. Université Cheikh Anta Diop jox ko grade bi ci proposition bu jibe ci ñi nekk ci école bi di CESTI mu am ko ay fan rek ginnaaw bi ñu ko yéegalee grade bi di grand officier de l'ordre national du Lion. ñu des ba léegi ci mbiram njàng mi HLM nag maire ba bàyyi na xel bu baax njàngam gone yi ba tax na génn nay koppar yu toll ci $2 millions ngir rek dimbale ko daare nekk ci commune ba su ko defee gone yi mën a jàngi loolu nag ay table banc ak tamit defaraat école yi ak yeneen i jumtukaay la ñu déglu ko moom Babacar Seck ci micro di Saprera. tey dinañ joxe classe bu nekk nañ la jox fourniture li ko dalee ci cahier yi ñu war a utiliser yëpp ak lu ñuy bindee yëpp dinañ leen ko jox te dañ ko def catégorie classe bu nekk en fonction cahier yi élève bi soxla ñu jox ko am na tableau dañ leen jox tableau bi bu boobaa yéen ngeen décortiquer bi mais classe bu ne dina am suffisamment
liñ ko war a jox ren dinañ leen jox table banc 350 table banc yu bees table banc yi nekk ci école yi dinañ ko defaraat bunt yi dinañ ko defaraat classe bu nekk dinañ fa def ay brasseur d'air ay ventilateur parce que tàng na tàngaay bu nga xam ne xale yi mënuñu jàng ci tàngaay boobu on pensait qu'il faut ñu defal leen ay ventilateur en plus des ventilateurs ñu defal leen ay bassines yu am robinet nga xam ne dañu ci defal ndox bu sedd bu mun di naan élève dootul génn classe am pour di daw ci robinet sous-marin ci biir classe bi lay naanee. léegi ren dinañ dépenser 42 millions vous savez suñu budget bariwul mais li muy bari di fexe nañ ba école bi jël na ci un bon pourcentage te duñu arrêté ci loolu parce que école la nga fay def du doy léegi CMU bi bu ñu ñëwee ne dañu war a jël ay xaleel jël nañu ñun xale yi nga xam ne yëpp seeni waajur nekkuñu fi ñun danañ leen fayal ñi nga xam ne itam seeni waajur nga fi mais amuñu doole mairie bi dana leen fayal seen participation CMU. wàllu diine murid ya nekk ca diwaanu Tëngéej léegi tey ñu am seen juma ju mag liggéey boobu nag daanaka lu toll ci benn ci milliard lañ ci def réalisation yi doon bëgg rek mu yaatu ba nga xamante ni jullit bu nekk mën nga faa ñëw ngir jàmmoo fa yàlla. Ousseynou Thiam Bila Diagne. comme niñ ko xamle woon nag door nañ liggéey bi nga xam ne nii moom moo jël ci lii di grande mosquée mouride bi nga xam ne nii moom moo nekk fii ci diwaanu Tëngéej mu doon projet boo xam ne bi liñ ci dugal ci koppar nag toll na milliard ak juróom fukki million. liggéey bi moom ni mu ko fas yéenee doxee dafa yëkkati liggéey bi teg ko ci loxoy ndaw ñi nekk Rufisque et banlieue dañ si dem waxtaan mën nañu ubbi ko vraiment ñu koy rafetlu gis ni nag Tëngéej dafa yàgg a xaar lii parce que grande mosquée bu mel nii mën nañoo wax ni tey bu ne Touba ni Dakar am naa yaakaar ni dinañ ci teg grande mosquée Rufisque ndax yaatu na te projet bi ni ñu ko xalaatee matale na. ñi jiite chantier ba di ñaan nag bépp jullit nag rawatina ñii di taalibe murit ak Baay Faal yi ñu dugal seen loxo bu baax a baax ci tabaxub grande mosquée boobu ak yeneen barab ya ca topp. muy liggéey boo xam ne ñu ngi ci woo bokki jullit yëpp. di ci woo képp koo xam ne ab jullit nga di ci woo képp koo xam ne taalibe nga liggéey juma joo xam ne dañ koy def ci kër Serigne Touba mbir la moo xam ne liggéeyal Serigne Touba lim bëggoon la te xam ne it liggéeyal Serigne Touba ci juma wala jàkka wala ci daara wala ci lu jëm ci alxuraan wala liggéeyal Serigne Touba ci julliti yàlla yi kenn defalut Serigne Touba lu ko gënal ci loolu. mu nekk fii ci quartier Léona Chandecourse nag ci lii di route des Niayes grande mosquée mouride boobu nag dana doon nag sa la béyoonu taalibe mouride yi nga xam ne nii ñoom ñoo nekk ci département bi yëpp. wàllu politique njiital kuréel gi di convergence libérale lim jàpp mooy ñi ànd ak Khalifa Sall danoo war a rek wuyu tàllal loxo bi leen njiitu réew mi tàllal ci wàllu dialogue teg bàyyi pression bi ñu teg ci justice bi ndax jàpp nañ loolu mënut a tax moom Khalifa mu génn ci kaso bi ñi ànd ak Khalifa nag weddi nañ ko waa jàppal ma jàpp ne rek mbir mi politique da cee lax waaye bu ñu bàyyi woon justice mu def liggéeyam kon duñ yegg si fii di sa Préra ak Modou Diop. ultimatum bi pro Khalifa Sall yi joxe pour wàcc ci mbedd mi ku nekk am nu mu ko gisee ci langue politique gi mouvance présidentielle bi jàpp ne affaire Khalifa Sall mbirum yoon la kon pro Khalifa yi dañoo war a séparer politique ak judiciaire. Khalifa Sall la ko taxate kaso moom moo ko xam ñi nga xam ne nag dañuy wax naan du ñu dialogue ndax Khalifa Sall ma nga prison ba gëw ma ni Macky Sall def pression sur la justice pour nu bàyyi Khalifa Sall donc nanu bàyyi wax loolu nan dem à la table de négociation def ni waa PDS nan defoon xëy na suñu demee toog waxtaan xëy na solution dana fa ubbeeku mais di def ay conditions pour la libération de quelqu'un boo xam ne il est détenu dafa am nu mu def ba doon tëj ko fa loolu man d'accord ma ci. position toujours dafa nekkoon position patriote parce que tey boo seetloo le cas de Khalifa Sall dañ ko personnalisé te dafa bëri ñoo xam te ni amuñu ay conviction politique amuñu ay identité si benn pour leen xamee si structure mais à travers le cas Khalifa Ababacar Sall dañ ko bëgg a jël profité aussi pour di jël ay activités di entreprendre des activités yoo xam te ni vraiment du doon lenn loo xam te ni luy créer stabilité dans ce pays mais en même temps aussi le cas Khalifa Sall c'est un cas technique. cadre de concertation libérale ak mouvement jàppal ma jàpp di rafetlu appel au dialogue bu chef de l'État waaye Mohamed Samb ak Seydina Ban xalaat ne waxtaan wi ñëpp lañ ci war a boole. nit ñi suñu bëggee régler seen problème il faut que ñu toog waxtaan autour d'une table mais dem ci réseaux sociaux yi ak def ay conférence de presse di attaquer l'État chaque fois ci loo xam ne soo waxtaanee moom ut ay solution je crois que man sama xalaat loolu moo ñu war ci Sénégal. dañu war a éviter
def ay dialogue boo xam te ni c'est des dialogues entre des partis wala entre des personnes des intérêts crypto personnels mais plutôt li ñu war a def comme dialogue bokk na ci le cas Khalifa Babacar Sall bokk na ci le fichier électoral bokk na ci les cartes d'identité CEDEAO bokk na ci l'emploi aussi des jeunes parce que je pense que loolu mooy li nga xam ne ça concerne directement population sénégalaise bi. mbirum fichier électoral bi carte d'identité biométrique yi ak mbirum emploi des jeunes yooyu yëpp muy ay questions yoo xam ne tey bokk na ci li ñu war a waxtaanee ci négociation yooyee. film bii di Félicité nar a teew ca Oscar yi ren yi muy lu réalisateur sénégalais bi ko réalisé di Alain Gomis daal di rafetlu mu mel ni kon raaya yaa ngi wéy ginnaaw rek ba mu jëlee étalon d'or bu yéene nga ca FESPACO bi wante tamit Berlinade ba ca Allemagne ak yeneen ni festival yi nga xamante ni am na ci àdduna bi moom nag di réalisateur bi Alain Gomis mi ngi wax secrètem ci micro Ibou Diouf ak Pablam. Alain Gomis di réalisateur français bu cosaanu fii ci Sénégal filmam bii di Félicité muy wax rek ci li nga xamante ne mooy benn histoire bu xewe fële ci Kinshasa loolu tamit may na ko mu teew ci ay festival yu bëri di ki mel ni FESPACO Khoriba ak Berlin fu mu ci mës a dem rek am ci ànda. Il s'agit de chacun d'entre nous de ce qu'on arrive à faire. jàpp naa ne li may film bi succès mooy ku ne mën naa def sa kem kattan ak li nga am as néew. loolu la ñu wane ci film bi fësal yenn jafe-jafe yi ñuy dund fii ci Afrique. L'accès à la santé, à l'éducation, c'est inadmissible. biir film bi nag kii di Alain Gomis ñëwaat ci benn histoire benn soxna foofee nag li nga xam ne rek bokk na ci li ci gën a fës maanaam woy bi ak lépp li nga xamante ne xew na ci biir loolee amee fële ca Kinshasa. Pour moi, ça a été vraiment l'idée de faire un film dans cette ville de Kinshasa. amoon naa yéen a def film bi ci biir Kinshasa fexe ba ku ne mën a gis sa bopp ci biir film bi muy fii ci Kinshasa wala sax sa Ndakaaru. Peut-on parler réellement d'une séquence? ndax am na lu la gën a neex ci film bi nga réalisé. Pour moi, c'est vraiment la première. waaw mooy première séquence bi di wax rek ne bi soxna si yëkkatee di way. mu nekk ci lu mel ni baar foofee day fësal rek benn image yu Kinshasa. ci at yu weesu réalisateur bi di Alain Gomis teew na ci ay dëkk yu bëri rek ngir fësal liggéeyam ci wàllu cinéma boo ko laajee tolluwaayu cinéma sénégalais nag am na ci kàddum. waaw ma des naa wax ne ñu ngi rafetlu bu baax lii di cinéma bi ñuy def fii ci Sénégal te sax war nañ gën a yokk góorgóorlu ndax jàpp naa ne Sénégal war na doon dëkk bi gën a fës wante loolu faw liggéey. bu baax a baax sax Alain Gomis franco-sénégalais bu am ñeent fukki at ak juróom moom nag jànge na fële ca Sorbonne defoon ay études cinématographiques ak li mu jot a dund loolee may ko mu mën a yëngu bu baax a baax ci wàllu cinéma. Alain Gomis nekkoon ganu Boubacar Diallo buub su ci Week-end Start tey ci bëccëg gi fii la ñu am yéen mbokk yi ci xibaar ñi ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd beeg télévision Futur Média ci kanam soxna Fatimata Ba dina fi teew yaatal ko ci kàllaamay nasaraan ñu bàyyi leen ak jàmm ak programme mu télévision Futur Média.